asalaamaaleykum mbokki internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne xam ngeen ne Dakar Buzz moom lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil fan yële passé nag déggoon nañ fi coow lu mag ba nit daal di ci ñàkk bakkanam mooy ki nga xamante ni mooy Baye Ngalla ñàkk bakkanam foofu le ci Nord Foire coow li nag bari woon na lool kenn ku ci nekk di wax jëm fii ku nekk wax jëm fee gannaaw bi nga xamante ni denc nañ ko kenn ci ñoom ki nga xamante ne xaritam la ñoom ñaar ñoo fowandoo dossier yu ci bare ci loxoom la nekk rek moo fas yéene ñëw daal di addu wax ci mbir mi li nga xamante ni moo ci taxaw ak li nga xamante ni moom la ci doomu aadama yi doon wax lu ci bare nag mu fas yéene ko leeral sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax soxna si di rafetlu seen teewaay ak taxawaay bi ngeen am depuis nga xamante ne coow li nga xam ne mooy tiis bi dal na suñu kaw waaw ñu ngi leen di sant bu baax si loolu. tur bi naka la. maa ngi tudd El Hadji Sidi Niang Cissé waaw. yow lan nga si Baye Ngalla. Baye Ngalla nag moom daanaka frère la si man parce que lépp daanaka ñoo ko defandoo bi ñuy nekk xale bu ndaw ba ni ñuy màggee ba bés bu muy ba jour bi muy génn àdduna jaakaar naa dund nañ ko dund bu rafet boo xamante ne dara mosul te ñaaw. moo ki nga xamante ni moom la joteel ba mu ñàkk bakkanam seen kër yi dafa sore wala sorewul. ñoom nag daanaka xamantewuñu sax mais seen kër yi amaana soriante wul loolu waaye amuñu benn relation amuñu benn dara loo xam ne mën na leen lié mosuñu xamante. kon xamante wuñ daanaka mën naa ne peut-être sax jour boobu lañ doon doog a gisante. waaw kon mosuñu am benn problème. mosuñu am dara parce que Baye Ngalla du nitu problème nit ku ñu yar la koo xamante ne bi mu nekkee xale ba léegi tey dafa nekk xale bu ñu yar si siraatukal mustaqim donc du nitu problème du xuloo du xeex donc amul kenn xaar ma yàlla kenn Ngalgou Ndiaye. d'accord mi ngi noonu boo gisee lu tax ñu lay laaj ndax sori nañu parce que dañoo dégg ne ñoom ñaar sorewuñu ñu bëggoon xam ndax dañoo xamante dañoo mës a am problème wala nangam ak nangam est-ce que mën nga ñu ñëw rek ci mbir mi yéen naka ngeen ko déggee. bon loolu nag jar na ñu ci leeral ko parce que tey ñu bëri dañuy jàpp ne règlement de compte la wala contentieux bu ay nit am mais en réalité Ngalgou Ndiaye musuta am problème ak kooku te man du xam nit te man xaw ma ko te wax dëgg yàlla kooku xale boobu man xale bi nga xamante ne mooy Mamadou Ndiaye ñu koy Momo Ndiaye dëkk Ouest Foire mi nga xam ne moo faat bakkanu Baye Ngalla si anam bu ñaaw xamantewul ak Baye Ngalla te Baye Ngalla xamu ko woon bés boobu leer na ma ne wóor yàlla ne mën naa teg sama si kaamil ne bés boobu la koy doog a teg bët waaw loolu moom lu leer naññ la ñun nag mbir mi ni mu ñëwee si ñun mooy toog nañ suñu kër di dallu ñu woo ñu wax ñu ne ñu ki nga xamante ne mooy suñu frère bi nga xam ne Baye Ngalla faat nañ ko si anam yu doy waar te ki ko faat du kenn ku dul xale bu ñuy wax Mamadou Ndiaye ñu koy woowee Momo dëkk foofu sa Ouest Foire moo jël bakkanam si anam bu doy waar te ni mu ko jëlee du dara lu dul problème circulation maanaam nga dajeeg nit si tali ngeen échangeante ay kaddu ma amaana peut-être da ngay jàpp ne yow yaa am priorité wala kii am priorité ngeen jàppante xale bi génne li nga xamante ne mooy paaka bu gudd jël ko jam ko ñetti yoon ba mu noon ñetti yoon maanaam boo histoire bi ñi nga xamante ne sax ñoo ko fekk wala ñi nga xam ne ñoo gis wala ñi nga xam ne gis nañ rapport autopsie bi boo xoolee la nga xam ne nañ si wax da ngay xam ne kii il avait vraiment l'intention de tuer maanaam kii tey deful woon parce que dafa doon juste rek faj mer wala mu def benn affaire par erreur mais dafa amoon intention wu rey. kon jam-jam yi ñetti jam-jam. ñett la te loolu du waxu nii wala du ñu di wax si mbedd wala non loolu xam nga tey nit bu ñu ko reyee sax nit ñëpp nañ jox seen version mais tey médecin légiste day ñëw def li nga xam ne mooy autopsie. loolu nag mooy rapport bu officiel maanaam justice du addu si li nga xam mooy kaddu nit ñi comme man ma ñëg saa di wax dara kii wax dafa am loo xam ne nit ki bu dee ba ñëpp teg seen bët xam ne ñetti yoon lañ ko jam tamit wala dee na médecins yi dañuy xool benn anam la gaañoo xool tey anam bi nga xamante ne lañ ko faatee donc rapport boobu bi ñu ko génnee effectivement confirmé nañ ko xale bi ñetti yoon lañ ko jam nañ ko si faar bi xëcc ko te bi wane daanaam dafa mel ni on lui a arraché le cœur daanaka rey bu ñaaw la ko xale bi rey. kon daal dafa jamaat rocci ba muy ñetti yoon nga fàttali ñu tamit jam-jam yi fan ak fan la si faar bi ak yeneen ñaari fan la. bon précisément man parce que gis naa corps bi mais jam na ko si faar bi loolu moom c'est sûr à 100% jamaat na ko tamit si côté bi ak tamit fi nga xam ne mooy si suuf noonu si suuf faar bi donc jam yi mu ko jam ñett yëpp boo xoolee daanaka soriantewul fi mu ko jam.
kon duñ si mën a wax daal si côté boobu loolu la te rapport bi confirmé na ko te bu nga xamante ne ñooy autorités yi nga xam ne ñoo yor dossier bi am nañ lépp leer na te mu ngi seen table te ñu ngi xaar ñoom ñu def la nga xamante ne mooy seen liggéey parce que lépp lu ñu waroon ñu suñu côté def nañ ko ba jébbal leen dossier yëpp ñu ngi tey seen kaw table te dañuy xaar rek ñu àddu si def li nga xam mooy suñu liggéey parce que dañoo toog tey temm di xaar te parewuñu benn yoon pour bàyyi parce que ki ñu nga xam ne moo génn àdduna tey di Ngalgou Ndiaye dafa sës lool si ñun te xam nañ ne bu doon ñun ñoo fi laaxu tey nekkatuñ fi woon beneen wala anam yi demee nii pour ñun taxawaay bi lay taxaw tey moo tax ñun mënuñu dudul taxawu nii pour au moins ñu rendre ko justice parce que pour man c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. D'accord. Gannaaw bi ngeen ñëwee gis corps bi noonu comme ni nga ko waxee gis ñetti jam-jam yi moom jam-jam bu mujj bi nga xamante ne ci la ñàkkee bakkanam dafa rocci paaka bi wala paaka bi ci moom ngeen ko fekk. bon loolu moom sincèrement man du ma mën a àddu si anam bi nga xam ban jam-jam moo ko rey ak bu mujj bee ko wala mais en tout cas li ma mën a confirmer mooy lan il est mort sur le sang. paaka bi ci moom ngeen ko fekk. bon paaka bi man boobu loolu mënu ma si àddu maanaam nu mu demee circonstance exact paaka bi si ko lañ ko fekk boobu mënu ma si àddu parce que boobu j'étais nekk moon si li nga xam man bi may gis corps bi fekk na yóbbu nañ ko si morgue ba pare man si morgue laa ko tiimee bi nga xam ne yóbbu nañ ko morgue bi hôpital de Dantec bañ génne ko si laa ko xool gis loolu donc man mënu ma wax paaka bi fa lañ ko fekk wala fekk ñu ko sincèrement je suis vraiment désolé mënu ma àddu si loolu mais li wóor mooy lan fa nga xam ne moom lañ ko jamee fa la gaañoo demul hôpital après deewul hôpital wala deewul si yoon bi fa nga fi mu ko jamee fa la génnee àdduna. voilà. mais ci loolu tamit dégg nañ ñi ci di wax ne ki nga xamante ni moom moo ko indil jam-jam yi ak téléphone am après dafa réer mu gis ay nit ñu mel ni lu koy ërtal ban leer la lan ngeen di wax ci loolu. bon pour man loolu man sincèrement dégguma ko amaana si yow laa ko déggee léegi mais ñëpp xam nañ ni lii du woon ay problème mu téléphone wala problème mu lii lu mu mënti doon anyway duñ mënti wax problème bi ñaar nit la ñoo xamante ne dañoo yor ay oto Ngalgou di xale boo xamante ne dafa yor otoom jóge ko ay kër mbokkam di dem fi nga xam ne mooy këram si yoon mu dajeek beneen xale boo xam ne dafa yor oto moom it muy Momo Ndiaye biñ dajee si rond-point ñu am problème ñoom ñaar wàcc échanger ndey ko. mais kan moo nekkoon ci yoon foofu. fan moo nekkoon si yoon sincèrement foofu mënuma xam kan moo nekk si yoon wala kan moo nekkul si yoon loolu pour man c'est pas du problème bi du ku nekkoon si yoon ku nekkul si yoon parce que tey dafa am circonstance bu fa tolloo rek xoolatuñ ay kan moo nekk si yoon wala parce que pour man bakken bu xësee ba jël ko rek établir ay situations atténuantes wala exactement qui a fauté wala non c'est pas le problème mooy la nga xamante ne mooy faute grave bi nga xam ne nit commettre na ko loo xam ne mooy daanaka li gën a rëy si faute bu nit mën a commettre si àdduna nga commettre ko pour man loolu détails yu ndaw yi naan ay kan moo nekkoon si pour man c'est pas la bonne question à poser madame je suis vraiment désolé donc man loolu laa bëgg leeral foofu ñu xam ne problème bi noonu la demee bi ñu dajee foofu jàppante nañ si li nga xam li ñuy wax biñ jàppante ba nga xamante ne tey ñoom ñaar échangé nañ tañ ay coups si la Momo Ndiaye dem génne li nga xam mooy paaka bi jam ko loolu la témoin oculaire yëpp wax te donc je pense que loolu mooy li nga xam ne moo avéré te loolu lañ déclaré tamit ñoom ñi nga xam ñooy témoin loolu lañ déclaré biir gendarmerie. voilà xam nga wax moom bu ñëwee kenn ku ci nekk ak na nga koy waxee kenn ku ci nekk tamit ak na nga koy déggee ña ko fekkee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy déglu kon am na ci yoo xam ne tamit faaw ñu leeral ko faaw ñu wax ci bu ko defee ñi nga xamante ne ñooy déglu ñu mën a xam exact problème bi nan la demee bi loolu amee mu ñàkk bakkanam ñu ne ki ko rey dafa daw daal di dem ci kër yoon. bon soxna si foofu tamit bëgg naa fa leeral bu baax a baax parce que man bi mbir yi amee daanaka 30 minutes après dañ ma woo téléphone. donc si laa teew fi nga xam ne mooy seenu crime bi ma yegsee ma laajte ana ki nga xam ne moo jëf-jëf ñu ñaaw ci di Momo Ndiaye ñu ne ma daw na may leen daw na ñu ne ma waaw après si la ma yenn xale expliqué que dafa jël yoon bi nga xam ne mooy kër Baye nga kër ki mu rey si boppam ndekete fa bi muy daw buntu kër kooku la jaar di daw te gars yi xamuñu woon sa lu xew waa kër Ngalgou gis nañ oto bi jaar noonu di daw mais xamuñu ne ndekete kii di daw nii seen rakk la rey ay magu baay di nañ oto bi ak ay rakam booy bi nit ñi di ko dàq ji après quelque temps. après otoom la dawee. otoom la dawee xale yi dàq ji ko bi mu dawee nag ñun si lañ ñëw dem jëm këram génnee papi wax ak ñun ñu ànd ak ñoom dem gendarmerie wax leen ñu déclaré fi booy bi ne parce que booy bi dafa daw dem nëbbatu ji kenn xamul woon fa mu ne. kon donc booy bi mu dawee demul gendarmerie. non demul gendarmerie
parce que booy bi dafa non seulement dafa rey nit ki ba pare xam ne kii dafa nekk en danger dimbaliwu ko parce que non assistant une personne en danger ñëpp xam nañu si ne tey bu dee sax naa da nga jàppante nit ba gaañ ko xanaa war nga ko mën a assister mais boo dawee rek c'est que yow sa intention du woon intention bu wér maanaam kii kon dafa prémédité woon ak tam dafa jugoon tey pour faat bakkanu nit ki ba pare non seulement def loolu ba pare daw dem donc loolu la mbir mi demee bi mu pare damul gendarmerie dafa daw après le gendarmerie dafa ay jéego ba récupérer ko c'est comme ça que ça s'est passé. comme mu ngi noonu comme niñ ko waxee sànq rek lépp dañ ko fas yéene leeral loolu tamit boo ko leeralul woon xëy na askan wi duñu ko xam parce que li ñu jàppoon rek mooy rey na ko daw na dem na gendarmerie fa ngeen ko fekk ñun loolu yëpp yëguñu ko woon ginnaaw loolu dossier yi fan la toll ginnaaw bi ngeen jébbalee seen koor ki nga xamante ne mooy suñu borom ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko xare ko àjjana dossier yi fan la toll. bon dossier yi moom jusqu'à la dernière nouvelle dañ mujjee dégg. mooy le juge du 8e cabinet a inculpé ki nga xam ne mooy Mamadou Ndiaye pour assassinat te loolu on a eu cette information de par les médias il faut que ça soit clair donc gendarmerie Foire moo def liggéey bi fi si njëkk moom nga ñoom comme que gendarmerie la te franchement booy bi dafa maanaam booy bi daanaka du ma ne sax flagrant délit la même si ñoom après juge d'instruction lañ ko jox parce que booy bi avoué na nag nangu na ne moom moo ko rey donc comme que nangu na ko gendarmerie moom bu ci def liggéeyam jébbal li nga xamante ne mooy procureur dossier bi donc ñun procureur lañ jusqu'à la dernière nouvelle on a eu la nouvelle comme quoi que inculpé nañ ko pour assassinat maanaam instant bi def nañ ko sous mandat de dépôt récemment bi may def keroog émission ñu ngi may woo téléphone di ma wax ne indiwaat nañ ko sur les lieux pour def li nga xam ne mooy reconstitution des faits kon donc jàpp naa ne justice mu ngi def liggéeyam mais dañ bëgg tey liggéey bi ñu leen di attirer sa attention mooy pour mu gën a gaaw parce que comme dossier bi dafa doon dossier boo xamante ne dafa sensible de trop parce que dafa doon ay nit yoo xam ne dañoo bokk benn bërëb dëkkandoo fa ku ne am ay xarit yi nga xam ne nga àndal affaire bi métti ñëpp mu métti leen kon donc ñi nga xamante ne ñooy ay mbokkam ay xaritam ñi nga xam ne ñu rey suñu waa ji si anam yu doy waar dañoo bëgg au moins pour suñu ki nga xam ne mooy laaxu tey parce que son âme repose en paix pour ñu rendre ko justice kon donc ñun loolu dañ koy xaar avec beaucoup d'impatience moo tax tey justice lépp lu ñu mën a def pour que liggéey bi juste jaar yoon ba pare gaaw ñun daf ñuy dalal suñu xel. dafa xaw a yéex si yéen daal. non du ma ne yéex parce que instruction ku ko wax xam nga du mbir moo xam ne day gaaw trop mais amaana dina jël temps parce que liggéey yooyu ñun du suñu compétence. mais boobaak léegi jotul leen ci dara à part li ñu leen ci wax noonu. waaw loolu daal lañ si jotagul te am naa ne amaana dina am leneen loo xam ne bu si juppee tamit ñun def nañ li nga xam mooy benn collectif boo xam ne dañ ko lancé ñun les amis de Ngale ni ñu day avocats yoo xamante ne ñoom ñooy communiquer ci affaire bi donc ñoom dinañ dem di ñu renseigner li nga xamante ne mooy dossier bi te loolu dinañ initiative boobu te dinañ ko mettre en place très bientôt pour ñuy am information bi nga xamante ne tey mooy tuppee ci dossier boobu parce que daf ñu soxal te ñëpp dañoo toog di xaar kon donc loolu ñun dinañ ko def pour di gën a mën a am information yi nga xamante ne day doon information yoo xam ne information yu wér la tey du jugee day jugee à la source. waa këram ginnaaw bi jëf ji amee ndax dégg ngeen kenn ci ñoom wala kenn jóge na ñëwoon na ci dëj bi. bon loolu moom sincèrement du ma mën a attardé wu trop si yooyu donc parce que dëj bi maa nga fa woon mais sincèrement moi personnellement gisuma loolu gisuma ko donc. depuis boobaa léegi tamit déggu leen kenn frère am wala kenn ku déplacé wu ñu. non sincèrement ama tamit nit ki looy wax rek doon loo xamante ne yow am nga information bi te mënuma basé wu di wax si loo xamante ne amaana wóoruma mais man personnellement daanaka maa ngi foon ba dëj bi di jeex mais gisuma woon kenn si famille boobu ku fa teg tànkam sincèrement. boobaa léegi tam déggoo kenn ku fa ñëw. non sincèrement dégguma kenn si famille boobu koo xamante ne teew na pour massawuñu si ñi nga xam ne mooy tiis bi dal suñu kaw. nga fàttali ñu Baye Ngalla ñaata at la amoon ak liggéeyam naka la demee woon ci lan la daan yëngu. bon Baye Ngalla nag moom il avait juste 25 ans il avait une licence en agroalimentaire il l'a eu au Maroc dans une école qu'on appelle école des hautes études biotechnologiques bi nga xam ne amoon na fa licence am ba pare dafa ñëwaat Dakar fii pour préparer dossier pour mën dem Canada def fa li nga xam ne mooy agroalimentaire maanaam niveau master. si diggante bi nag moom doon na xëy parce que daawul toog bu xëyee ci ki nga xam ne mooy papam bi di Omar la daan nekkal si entrepôt bi daan ko jàppale si lu bari maanaam liggéey yu bari daanaka moom la ko doon sas parce que xale bu am njaxlaf la xale bu bëggoon liggéey la xale bu dul daawul fooye waxtu julli respecté na mag ñëpp bëggoon a bokk ak moom donc liggéey yëpp daanaka
ko nijaayam boobu daf ko doon jël teg ko si loxoom bu fa jógee dem jàngi ji benn école bu nekkoon si VDN bi fii pour bañ a tudd tur école bi mu fay dem di fa jàng li nga xam ne agroalimentaire le temps que délai bi nga xam ne jotoon parce que janvier bii la waroon ubbi pour commencer master am Canada. donc diggante boobu nag loolu doon def da doon xëy di jàng ji dem si Omar ton nijaayam bi entre di ko jàppale bu fa jógee dem na jàng ji ngoon gi bu fa jógee tamit ñëwaat këram toog donc moom loolu rek la doon def xamul leneen. xamul demul dikkul kenn mosu ko dégg si coow kenn mosu ko atte si kenn mosut a dégg Baye Ngalla échange technique wax ju ñaaw nit ku ne sa tray bamel nga am te ñun ay xaritam lañ mënuñu lu dul tey laaxu na ñu wax ko la nga xam ne mooy dëgg mais wallahi on a jamais vu Baye Ngalla se chamailler avec quelqu'un non. amul woon jabar amul woon doom. Ngalla non il arrive pas amul woon jabar amul woon doom te daanaka bi muy génn àdduna xam nga ñaar fukki at ak juróom la moon donc liwul woon noonu trop si buntu àdduna la nekkoon yàlla dogal na loolu yëpp amu si woon dara moo tax ñun sax comme que amuñu tey luñ koy xoolee décidé nañ dugal nañ benn demande fi nga xam ne mooy pour commune bi monsieur le maire de Yoff dugal nañ fi benn lettre pour laaj ko ne ko pour ñaan ko ne ko conseil municipal bi réunir pour ñu jël fi nga xam ne moom lañ ko faatee ñu jël ko tuddee ko ki nga xam ne mooy Baye Ngalla au moins mu am dara loo xam moom lañ koy xoolee parce que wàccu fi dara daal def nañ démarches administratives donc ñu ngi xaar ñoom ñu addu si loolu pour ñu mën a def li nga xamante ne mooy jël koñ boobu tuddee ko daal pour rek au moins lui rendre au moins un hommage. mais booy bi ginnaaw bi nga xamante ni teg nañ ko loxo amul kenn ci yéen ku nga xamante ni seeti na ko déglu na ko wala wax na ak moom. ki nga xam ne moom lañ teg loxo. bon sincèrement nag xam nga man boog personnellement yëguma kenn ku ko dem seeti te daanaka nit ku ne booy seet da ngay seeti koo xam ne moom nga seqal lu tax nga koy seeti et amaana est-ce que man am naa xoolu jàkkaarloo ki nga xam ne moo rey nit ku toll woon sori woon loolu si man yaakaaruma ko. yaakaaruma tamit ñi nga xam ne ñëpp ñoom laa jege wala ñoom laa ànd wala ñuy famille waaye je pense pas que soxla nañ dem gis ki nga xam ne mooy loolu ñun kay lenn rek lañ soxla muy au moins ñi nga xam ne ñooy autorité compétente yi. ñu àddu si dossier bi def li nga xam ne mooy seen liggéey ni mu waree ba nga xamante ne tey lii dana servir de leçon pour ñeneen ñi nga xamante ne amaana am nañ bébétu def acte yu mel nii parce que tu sais je vous dis madame vous savez la sanction elle est bonne pour la société parce que tey nit bu defee jëf ju ñaaw il faut forcément il faut la sanctionner vous savez pourquoi parce que non seulement cette sanction elle est bonne pour la société parce que ça préserve de la société des comportements violents ak criminalité mais aussi nit ki nga xam ne moo ko def tamit ak ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañ def acte yu mel nii danañ xam ne ku fi def acte yu mel nii tey doo si génn en toute impunité gis nga tey buñ boyalee genre acte yu mel nii nit def dara lu weng génn si nii donc le message inconscient qu'on fait passer à tout le monde c'est que tout le monde peut faire ce qu'il veut et s'en sortir en toute impunité moo tax tey li nga xam ne mooy dossier bi dañ siy ñaan autorités yi ñoom ñu def de telle sorte que ñeneen ñi nga xamante ne amaana defaguñ lu mel ni ñu jël si leçon ba nga xamante ne yu mel ni dootul am parce que dafa metti ndaw ku nekk si diggu àdduna am avenir am ay mbokk doon nit ku baax ñëpp bëgg la ñu fat sa bakkan si anam yu mel nii donc doon na lu ñaaw loo xamante ne ñun personnellement dañ koy ñaawlu ba fu ñaaw weesu. d'accord lan ngeen di xaar ci famille waa ji nga xamante ni moom moo ko faat. bon li nga posé question bu am solo la parce que man dama doon nit koo xamante ne pour man nul ne doit être sanctionné pour les erreurs de son fils benn parent waruñu ko sanctionné pour erreur boo xam ne doomam moo ko commettre parce que amaana parent boo gis. tey ñëpp parents yi luy seen objectif mooy yar seeni doom ba nga xamante ne buñ génnee ñëpp nawloo leen te amaana que parent nit dana jël doomam yar ko si kër ba mu màgg yar ko si siraatal mustaqiim bu génn def na ko sudul noonu kon donc yar dafa am ñetti fànn yoo xam ne moom moo ko yor muy kër ga école ba ak mbedd ma te amaana parents yi dañuy def seen liggéey si kër gi ñu bàyyi seen doom génn mbedd mi def li nga xam ne mooy liggéeyam si ndaw ñi kon donc ñun li nga xam ne mooy xaas parents yi daanaka li ñuy ñaax rek li ñuy ñaax mooy comme que seen doom dafa def erreur ñun ñu ngi leen di wax ne ñun amuñu problème ak ñoom
sincèrement du ñun personnellement amuñu problème ak famille ki nga xam ne ñoo dem parce que du famille bi si boppam ñoom ñoo fat ba kenn ki nga xam ne mooy suñu xarit bi donc ki nga xam ne moo def erreur bi muy seen doom kooku ñun lañ amal affaire te ñun kooku amul lu ñu affaire parce que dañoo bëgg tey li nga xam ne moom la def mu fay ko ba mu mat sëkk maanaam nit boo defee li nga xamante ne dafa jàdd yoon dafay juste trop li nga xam ne moom nga def ñu jël sanction boo xam ne dafay proportionnel ak li nga xamante ne moom nga def mu dal sa kaw kon donc loolu man famille kële seen yoon nekk ils sont juste en dehors te ñi nga xam ne dañ leen si dugal wala di leen si laaxaale maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi loolu de côté parce que comme ni ma ko waxee rek sa doom bu du def erreur rek xale bi majeur na bu fekkoon du woon majeur mën nañ wax ak famille wala ñu ne famille ñu jël responsable situé ak si ñoom mais comme que xale bi ku majeur la te def na actam et je pense que pénalement mën nañ ko teg ay daan si kawam kon donc nañ jël li nga xam ne mooy kii nga xam ne mooy seen doom mu def erreur bi tey ñu def de telle sorte que justice di sanctionné ko de façon juste ba Sénégal yëpp xam ne ki nga xam ne moo defoon mbir mu ñaaw mi tey teg nañ daan yi si ay kawam ba ñëpp mën si jël li nga xamante ne mooy leçon ba mu leer na leen mbir yu mel ni dootul amati suñu réew. voilà ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf soxna si maa ngi leen di sant bu baax. Aïcha mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz lii lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy mbirum Ngaldu Ndiaye képp ku nga xamante ne nag am na lenn loo ci doon déglu yaakaar naa ne tey liñ ci leeral bari na di ko jaajëfal lu baree bari nag moom Lamine moo nekkoon ci technique bi ànd ak ki nga xamante ni moo di Kiné di leen jox rek dig daje xam naa ne leneen lay doon fii la ci Dakar Buzz abonné leen ñàkk abonné wóorul ndax nag fii la lépp di leeree jërë ngeen jëf.